Feeling Dakar dal leen ak jàmm li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na ci affaire Ousmane Sonko mi nga xamante ne nii jamono ji nag information yi dafay daal di tourner ci moom ak coowam loolu di Adji Sarr. ci noonu tamit ki nga xamante ni moom moo di Ahmed Khalifa Niass moom daal di woon nañ koy dalal foofu ca Walfadjri ca émission boobu di balance moom daal di na fa yëkkatee ay kàddu gannaaw bu mu yëkkatee woon ay kàddu yu njëkk. dinañ wax tamit ci ki nga xamante ni moom moo di Mame Diarra Fam ci noonu tamit leneen lu ñuy waxtaanee dina bokk ci ki nga xamante ni moom moo di Birame Souleye Diop mi nga xamante ni soxnaam dañ ko daal di téye ci noonu nag buñ fa jógee dinañ wax ci li nga xamante ni moom moo di sport gannaaw loolu nag dinañ wax ci li nga xamante ni moom moo di people ak ki nga xamante ni moom moo di Coumba Gawlo Seck ak Wally Ballago Seck mbokk internet yi lii moo gën a fës ci bopp xibaar yi ñu ñëw ci yaatal gi. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer. salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm comme ni ma la ko waxee woon ci njëlbeenu xibaar yi dañ koy doxee nag ak li nga xamante ni moom moo ñeel Ousmane Sonko ak coowam loolu ak Adji Sarr information yu nga xamante ni daal di koy ñeel mbir moomu nag képp koo xamante ni daal na si àddu aussi dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom moo di faram fàcce bi ak Fatou Ndoye. salaamaaleykum internetu Feeling Dakar ñu ñëw ak yéen si coowlu Ousmane Sonko ak Adji Sarr jëli kàddu yi nga xam ne Ahmed Khalifa Niass yëkkati na ko fële si Walfadjri ci émission balance moom nag dafa jàpp ne viol amul si diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba tax na moom tamit nee na Ousmane Sonko nguur gi da ko waroon téye comme pacificateur si coow loolu nga xam ne nemmeeku nañ ko ay décennies fële si Casamance moom dafa jàpp ne ba tey tamit 80% liste Pastef yi soo ko xoolee day méngoo 80% yi nga xam ne moo nekk fële ci liste MFDC ba tax na nee na moom kàddu yooyu muy yëkkati moom rek la engagé. C'est condamné par l'islam. Donc ñu toogaat quelque temps affaire bi def bruit ñu toogaat quelque temps le jeudi 11 février ñu jotaat une nouvelle note de Ahmed Khalifa Niass mu ne je ne cautionne pas l'emprisonnement de Ousmane Sonko ñu ne lan moo tax ñaari wax yooyu donc tey am nañu occasion nga toog fii ñu lay laaj yow ci dossier wu Ousmane Sonko bi lan mooy sa position. maanaam nag wax dëgg yàlla adversité politique warul tax nit ki ne sama adversaire luñ ko def rek baax na lu dëgg yow nga werante fii ak nit ci plateau bi ngeen ñàkk d'accord war na tax nga ñëw pes ko wala njox ko kaas nga ne bu mu fi naanee ndox tey que dafa am un minimum Sonko xamul kaso bi yàlla bu mu ko xam mais man xam naa ko boo duggee fi ngay jëkk a jot ci bu dee kii bii la bi ngeen tuddee 100 mètres chambre bi ngay jëkk a jot mooy chambre 1 même malaaka safara yi bu leen fa yàlla yóbboon mën nañ faa def stage ndax nit ñoo xam ne dañ leen di def nii gis nga nii bopp tànk amul wëlbati ko amul dara 24 heures sur 24 ñii fa ñu toog fa la ñuy saw fa la ñu tëdd fa la ñuy sax defee lu raw loolu wax dëgg yàlla lu ma sa xol bon yàlla bu mu yegg ci ma di ko yéene Sonko mu di fa def wax dëgg loolu laa ko waxee. mais c'est que revirement bi la Sénégalais non comprendre du revirement sëriñ bi l'humain dafa am kii c'est mon adversaire mais je lui souhaite pas la mort. ñu bëri nee nañ foofu da nga def waxeet kilifa gi. muñ ko déggee noonu man bu ma waxee mënuma lu may wax waaye déggee leen ko nii moomu ko man li ma bëgg a wax mooy lu bon la ma gis yéenewu ma ko Sonko maanaam même bu doon dafa def loo xam ne ñépp a ko gis ñu jàpp ko war koo tëj kenn werantewul mais am na loo xam ne yéenewu ma ko yéenewu ma ko parce que adversité dafay am fu mu yem man d'accord ma ak moom jël na sama patriotisme bii partem benn baatu patriotisme nekku fi
ñu jógati foofu jëli kàddu yi nga xam ne Moustapha Diakhaté moom yëkkati na ko àddu ci coow li moom nee na Ousmane Sonko warul woon dem fi nga xam ne mooy institut de beauté boobu parce que benn médecin waxu ko ba tax na moom nee na dafa jàpp Ousmane Sonko bu mu xam ne feebar bi toll na ko fii dafa waroon dem fi nga xam ne mooy kinésithérapeute mu def ko traitement yi parce que moom am na couverture 80% yi nga xam ne assemblée nationale jagleel na ko ba tey tamit nee na moom Ousmane Sonko dafa dem foofu pour am fa plaisir parce que ay jigéen na ko wër te ñoom amuñu benn expertise pour jàngarom boobu ne moom la amee ba tey tamit ñaawlu na li nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko jëmale ko ci xalam yooyu pour ñu génn jàmmaarloo ak askan bi jàmmaarloo ak takk der yi. ba tey dañuy desandi ak li nga xamante ni moo ñeel Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di Moustapha Diakhaté moom tamit daal di woon nañ koy dalal fi nga xamante ni moo di ca Sénégal 7 te émission bi di rendez-vous ci noonee nag moom Moustapha Diakhaté dafa daal di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag Moustapha Diakhaté gannaaw ba mu doon àddu ci coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko moom lu mu daal di xamle rek moom moo di kii di Adji Sarr nag kenn xamul ay waajuram loolu intéressé wul nit ñi moom tamit daal di jëlaale exemple yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax rek ni que papam ak yaayam kenn xamu ko ndax nag loolu intéressé wul nit ñi moom nag Moustapha Diakhaté kàddu yooyu la daal di yëkkati moo tax nag ba ñu xëyee rek ci réseaux sociaux yeeg li ni mel dañ ko daal di ŋàññ di wax rek ni que kàddu yi nga xamante ni moom daal dina ko yëkkati rek waru ko woon yëkkati benn yoon ndax nag bu demee bay jël exemple mën na jël exemple ci keneen ba mu des ki nga xamante ni moom moo di gën di mbindeef di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ginnaaw daje bi mu amoon ak opposition bi Ousmane Sonko moom tabb na kii di Aïda Mbodj pour mu nekk avocat am fële ci commission ad hoc ak plénière nemmeeku nañu tamit bu ñuy taxawal commission boobee ay wax amoon na ci kii di député Fatou Ndiaye ñu bëggoon ko tabb comme député non aligné te ràññee nañ ko ci député réew mi ginnaaw coow li bu mu jógee nag opposition bi ñaawlu nañ ko ci loo ne kii di député Cheikh Bamba Dièye moo mujjee wutu soxna soos di soxna Fatou Ndiaye lu ci mun tiiru soni rek dina leen ko toppal indil leen ko fii ba tey ñuy wax ak yéen tey ci mercredi bi 17 février commission ad hoc boobu dinañ waxtaanee li nga xam ne mooy ñoŋal Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr. ba tey dañuy desandi ci li nga xamante ni moo ñeel Ousmane Sonko kii di Souleye Birame Diop nag nga xamante ne ni moom daal dinañ teg loxo kii di soxnaam soosu nag di Patricia moom nag gannaaw ba mu doon dem liggéeyi. ni ki altine bi ñu génn moom nag ci la waa division des investigations criminelles di DIC daal di woon koy teg loxo ci noonee sax moom daal di woon jàkkaarloo ni ki démb ak enquêteurs yi ba tax na bu ñu sukkandikoo ci Libération lu mu daal di xam ne rek moom moo di moom Patricia lu mu xamal enquêteurs yi rek moom moo di moom deful politique benn yoon te moom li nga xamante ni moom moo ñeel wàllum Ousmane Sonko li ni mel moom yoonam nekku si ba tax na sax Libération mu ñuy xamal rek ni que moom Patricia moomule moom nag dafay daal di liggéey si benn société intérim ba nga xamante ne nii dafay daal di jënd li nga xamante ni moo di ay puces ngir ay employé am ci noonu sax moom commercial foofu leen. ci li nga xamante ni moo ñeel Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di Adji Sarr nag loolu dañ koy daal di jeexalee ak ki nga xamante ni moo di Mame Diarra Fam ñoom nag député yi daal di woon nañoo tase ni ki tey ci assemblée nationale waaye nag foofu mel na ni daal di woon na xaw a am ay yëgu-yëgu yu ndaw ndax nag kii di Mame Diarra Fam moom sax daal dina def ab vidéo di yëkkati ay kàddu yoo xamante ne ni rafetul benn yoon di ko jëmale ci ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr gannaaw ba nga xamante ni moom da doon wax xalaatam ci noonee nag daal di woon na xaw a am benn coow lu daw bu doxoon ci digganteem ak beneen député bi di Awa Niang dañuy daal di teewlu nag yooyu la vidéo. procureur pour mu gën a leeral mbir mi ba mu gën a leer parce que kii ñu lever immunité parlementaire am tey du Ousmane Sonko de na ko sénégalais yëpp jàpp man nag li may wax mooy na sénégalais yëpp jàpp ni le député Ousmane Sonko détient son immunité parlementaire parce que bu fekkente ni la commission ad hoc teg nañ ko tey jëm ci plénière même bu ñu demee plénière nañu jàpp ni le député Ousmane Sonko n'est pas visé dans cette affaire
yàlla dafa def ni dañu wax ni le député contrôle l'action gouvernementale c'est Béni Oui qui était dans ñi nekkoon ci salle nga xam ne c'est des Béni Oui ñooñu nga xamante ne lu ñu voté rek xalaatuñ nit nañ ko voté ëllëg koo ci woowoon tey ni ko ndax xam nga lu procès verbal ba wax mu ne la xaw ma ko yàlla dafa def ni xoolal lii yëpp na ngeen ko xool tey presse bu ko am rek wala nga génne ko man Mame Diarra Fam nii maa ko yore woon teg ko sa loxo ndaxte lii contrôler action gouvernementale la tudd man bu procureur waxee wala policier def enquête wala gendarmerie def enquête mais man am naa droit xam lan moo nekk ci enquête bi parce que tout simplement dama def sama liggéey gis nga lii defuma ci benn parparloo je suis tout simplement du côté de la vérité plainte bi visé wul Ousmane Sonko dafa jël li nga xamante ne pour ma wax leen ko li italien yi naan in poche parole ah ma leeral leen ko Ousmane Sonko bi Adji Sarr ñëwee dafa plainte ku ñuy wax Ousmane Sonko loolu moo nekk fii wax ni daf koy sàkku ku def enquête yi gis ni am na ay zone d'ombre ak ay incohérence ndax lii enquête la du fen enquête procureur dalay gendarmerie dañ lay woo nga defee ni wax nga ba pare waaw kay waa daanu naa ñu woowaat la ñu wax nga wax defe ni wax nga pare ñu woowaat la sur le feu des appels répétés ak seen question yooyu nga xamante ni c'est des questions clés ndax daanaka question buñ la posé tey moom lañ lay posé waat suba te boo ñëwee boo changé version rek fii lañ koy bindaat xale boobu bu muy porter plainte dafa ni maa porter plainte Ousmane Sonko ñu woo ko ni ko ndax yow yaa ko bind plainte bi mu ni maa ko bind bon plainte bi moom finir na sur le net yéen ñëpp xam ngeen ko plainte bi moo ngi ci net bi mais plainte bi exactement Ousmane Sonko la visé du loolu la waxoon moom Adji Sarr mais ba procureur dégloo ba gendarmerie dégloo ba jébbal réquisitoire ba jébbal procès verbal bi procureur moom dafa visé X. day yaa ngi nii dangaa wat yow doomu xaraaf yow boo bëggee ay rek maa la ko ëppale man sama téléphone fu ma neex lay dem ndayam laa la wax maay filmer ba ca Yaxya fii circulation bi yëpp laay filmer ku fi taxaw ma filmer la yow laay filmer ba xam loo ma mënal awaña qu'est-ce que tu veux yaay kan yow pankoo sax maa yow département de Pikine yow pankoo sax ngay wax man maa moom sama bopp su ma neexee filmer sama film sama oto ngi nii sa oto ngi noonu yéegal. dañuy génn ci li nga xamante ni moo di coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr daal di wax ci li nga xamante ni moom moo di mbas mi. waaw si li nga xam ne moo ñeewal mbas bi ginnaaw jàngalekat yi bu ñu nemmee ko ñaar fukk si ñoom mbas bi yóbbu ñoom nag syndicat boobu di CUSEMS génn nañu amal benn communiqué di wan di dénigrer li nga xam ne protocole sanitaire bi noonu lañ koy doxalee ba pare wax nañu tamit si indemnité yi nga xam ne nguur gi war na leen ko jox ñoom nag génn nañu dànkaafu du ñaawlu bépp li nga xam ne mooy manquement yi nga xam ne waroon nañ ko walloo seen diggante ak nguur gi. ba tey dañuy des ci mbas bi dem tey mercredi 17 février 2021 tey nag président son excellence Macky Sall dina réceptionner li nga xam ne mooy première dose vaccin chinois yi fële ci aéroport Blaise Diagne cérémonie bi ñoo ngi koy amalee fële ci aéroport Blaise Diagne ñu fàttali ko 200 000 doses dina teew tey ci Sénégal koppar bi toll ci 2 milliards 200 millions francs CFA suñu fàttali ko démb la Air Sénégal jëli yooyu dose. gannaaw ba ñu waxee ci li nga xamante ni moom moo di mbas mi ak vaccin yi nga xamante ni Macky Sall war na ko recevoir dañuy daal di dugg ci li nga xamante ni moom moo di tàggat yaram.
dañuy ubbee Afro Basket 2021 kii di Cheikh Sarr nekkoon sélectionneur Lions yi moom nag tabb nañ ko fële sélectionneur fële ci Rwanda ñu koy ñaanal rek yan bi oyof ci kawam. suñu jugee foofu tamit nemmeeku nañu FIFA ubbi na li nga xam ne mooy procédure de signature Pape Gueye war a def fële ci Olympique de Marseille milieu terrain boobu nekk suy fàttaliku moom mu ngoo évoluer fële ci benn club anglais. suñu jugee foofu dañuy tëjee xibaaru tàggat yaram yi résultats yi nga xam ne nemmeeku nañu démb nag Barça dafa ko jongante ki nga xam ne mooy Paris Saint-Germain mujjee ko dóor 4-1 triplé bi nga xam ne moom la Mbappé dugal moom moo waral Paris Saint-Germain am ndaw ci kaw Barça. Liverpool tamit dóor ki nga xam ne mooy Leipzig 2-0 ñu nemmeeku bi nga xam ne Sadio Mané dugal na ko moom nag mu ngi continuer di bind histoire am foofu yi nga xam ne mooy clubam di Liverpool. mbokk internet yi lii laa leen indiloon ci ay xibaar ñu joxante dig daje ba beneen yoon ci suñu yeneen jotaayu xibaar. jërëjëf Fatou Ndoye ci xibaar yi dañuy dem ci li nga xamante ni moom moo di dernière partie bi daal di wax ci li nga xamante ni moo di people dañ koy dooree ak ki nga xamante ni moom moo di Coumba Gawlo Seck moom nag gannaaw ba mu defee woon ab déclaration di wax rek ni que moom instant bi mënatul wéy ndax nag bat bi nekkut fi ci noonee sax moom daal di woon nañ koy dalal fi nga xamante ni moo di ca télévision Futurs Médias ci émission bi di invité d'honneur Pape Cheikh Diallo di ko def moom sax xolam daal dina ci tooy daal dina xam ne rek ni que moom dafay daal di am envie jooy su déggee li nga xam te ni moom moo di voix wam dañuy daal di teewlu boobu les vidéos. bu ma ko dee recevoir nag ci invité d'honneur dama koy jox dayoo bi mu yellool ndax koo xamee ni dëkk bu mu dem bu ko président bi accueillirul jabaru président bee koy accueillir. ba ñu ne egg nañ ci dëkk bi ñu war a jël hôtel gars yi organisateurs yi jël ko bëgg ko patam-patame comme ils font tout souvent mu dugg mu xool hôtel bi mu ne non doyu ko jamais waaw fi may tëdd foofu la sama gars yi di tëdd am nga sa ñaanu baay ba mu dem barsàq. Je suis allée voir un ORL ci la ma ORL bi nag expliqué ni ma bi ñu defee radioscopie fibroscopie après mu ni ma bon il y a une corde vocale qui a bougé. da nga koy yërëm mais ki feebar ki moom moo leen di c'est incroyable quoi c'est-à-dire c'est elle qui donne le tonus. Quand j'ai appelé mon médecin qui est en France qui l'a diagnostiqué il m'a dit écoute c'est quand tu as été intubé pendant 5 heures de temps d'intubation c'est long quand même. Voilà que ça a créé ces problèmes-là. Fatou Kiné Mbaye sa yaay da ngay ngalam ci suñu biir te man xam naa ci dara ndax yaayam jee lu yendu ci moom rek fanaan si na ci man Kiné laa. Elle nous aime beaucoup aussi. Sans elle daal on n'est rien. Genre viens on fait ça ou ça je lui dis hey maman tu es rêveuse de. Après elle me dit si eux ils peuvent toi tu peux. Il m'arrive de craquer comme c'est le cas en ce moment. Parce que sama son voix moo ma neexul quoi. Voilà su ma déggee le son de ma voix je suis triste. Ça va aller. Ça va aller. Oui ça va aller. actualité people yi nag dañ koy jeexale ak Wally Ballago Seck mi nga xamante ni nii moom yaayam di Ndeye Fatou Diaga moom nag daf ko daal di may benn cadeau bu rafet ci li nga xamante ni moo di Saint-Valentin bi ci noonee nag moom Ndeye Fatou Diaga dafa daal di may benn bague en or ki nga xamante ni moo di doomam di Wally Ballago Seck ñu teewlu boobu la vidéo. Saint-Valentin bi joxuma ko kenn yow laa ko jox. may yow laa ko jox. jënd ko. lii géej na ma dal yàgg na ay ati sama yaay ji indil na ma cadeau Saint-Valentin jaaro or Rolex en diamant je suis trop content yàlla na yàlla sàmm. allahumma amiin yàlla na yàlla fay. amiin yaa rabbi yàlla na fi yàlla bàyyi. amiin yaa rabbi Saint-Valentin bii. joxuma ko kenn yow laa ko jox. may yow laa ko jox. jënd ko. lii géej na ma dal yàgg na ay ati sama yaay ji indil na ma cadeau Saint-Valentin jaaro or Rolex en diamant
je suis trop content yàlla na la yàlla sàmm. allahumma amiin yàlla na la yàlla fay. amiin yaa rabbi. yàlla na la fi yàlla bàyyi. amiin yaa rabbi. Saint-Valentin bii. jox mu ko kenn yow laa ko jox. waaye yow laa ko jox. jëndal mbokk. mu ngi noonu mbokk internet yi Ndeye Fatou Diaga la woon ak ki nga xamante ni moo di doomam di Wally Ballago Seck ñu ngi gis nag complicité bi nga xamante ni nii daal dina am ci seen diggante ba tax na nag ñu leen di ñaanal yàlla sàmm leen. mbokk internet yi fii lañ yem ak yéen ci xibaar yi cant ak ngërëm ñenn leen ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen i xibaar.